salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku àddina tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di Wakaam ci seen émission xew-xew ñëw seet si ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Iron Ladies ñooñu nag yaakaar nañ ni kenn du ko présenté kenn parce que ñu ngi ci li nga xamante ni moom moo di ci Facebook gi nekk ay femmes yoo xamante ni macha allah yu am jom la di def social boo xamante ni bu mucc ayib la ku nekk xam na ni ci weeru koor la ñu ne weer boo xamante ni weer bu sell la ñoom ñu daal di dajaloo. daal di def lu baax macha allah seen xel dem ci ñi nga xamante ni moom moo di jigéen ñi nga xamante ni ñoom la nattu dal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk camp pénal maanaam détenu yi fa nekk ñi caabi féete ginnaaw tey nag ñu daal di def ñi indi seen fukk ñi indi dërëm ñi indi junne képp ku waaye lu ne rek la nga am rek ñu daal di koy dajale fas yéene ko yóbbu fële ca camp pénal ca ña nga xamante ni moom moo di jigéen su leen neexoon nag duñ ko def ndaxte junne ba ñuy jël di ko yóbbu amoon na feneen foo xamante ni fa la xàcc fii nag ñu ngi fii nga xamante ni moom moo di Wakaam ñi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Iron Ladies ñu ànd ak ñoom ba buntu camp pénal ba ci biir ñu yóbbu li nga xamante ni moom la ñu dimbalee jigéen ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw léegi nag bëgg naa nga topp ma Marietou ñu ànd ak waa Iron Ladies ba fële nga xamante ni moom moo di ci camp pénal donc egsi woon nañu fi nga xamante ni moom mooy camp pénal ak waa Iron Ladies ñu indi fi li nga xamante ni moom moo di don bu am solo boo xamante ni su leen neexoon jël seen xaalis def ko ca la leen neex waaye tey ñoom seen xel dafa dem ci jënd li nga xamante ni moom moo di ceeb daal di jënd li nga xamante ni moom moo di coton ak parfum jënd lépp loo xamante ni rek jigéen daf koy soxla ci biir prison bi moom la ñu defoon délégation boo xamante ni bu mucc ayib la ñeneen ñi dañu ñibbi léegi bi ñu ñëwee nag waxtaan nañ ñoom macha allah wax nañu ñoom aussi waxtaan nañu ak ñun di ñaax képp koo xamante ni jigéen nga dëkk côté camp pénal ak fépp foo mën a nekk ci àddina bi ngay gëstu bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di détenu yi ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw seen xel dafa war a di dem ci ñoom tout le temps parce que nekk grand théâtre di battre di yàq xaalis boo xamante ni amaana mënoon nga ko dugal foo xamante ni yàlla rek nga cay am ak Seydina Mouhamed boo tanee sa mbokk jullit da nga koy dimbale da ciy am solo bu baax mu nekkoon nag li nga xamante ni moom moo di seen émission xew-xew léegi nag dañuy jox ki nga xamante ni moom moo di Fatou nag moom mooy présidente bi nekk xale boo xamante ni macha allah képp ku ko xool xam ko ci lu baax rek lay dox ak di ci wax su la neexoon daal di jël li nga xamante ni moom moo di cotisation yi dugg def la la neex waaye defoo ko lépp rek teg nga ko ci yoon te Sénégal la ñu ne lu waay di def rek nay leer Fatou ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay di kontaan ci waa Chronique di leen gërëm aussi ci déplacement bi ngeen def man tey sama xol dafa tooy ndax ñoo ma ba sonn damaa jooy ba sonn jooy naa pour yërmande ñi ma fekk ci biir yërëm naa leen natt bi leen dal. mais jooy naa aussi ci wóolu gi ma waa groupe bi wóolu ma nekk xale maguma leen ñu am ci man confiance di ma dénk seen alal jiital ma te du ci sama xam-xam du ci sama mën-mën ñu doyloo ma te yàlla tax laaju ñu ma compte joxe ma facture yàlla laa demee ak yonent bi ak weeru koor yàlla bi ñu nekk may kontaan ci loolu ak mobilisation bi Iron Ladies yi ñibbi nañ waaye gis ngeen tey fii ni ñu ñëwee wuyu si ñu massivement te ñu ngi ciy kontaan ndax xam nañ ni kat
nitay garabam te kaso mii jombul kenn ay gor a ngi fi ñi tooñ a ngi fi ñi ñu tooñ a ngi fi lépp a ngi fi ñu koy sante yàlla nag bu baax ndax nattu daf lay élever yàlla bu la tegee nattu dafay waajal ci yow lu rëy ndax ku ne jaar na fi sëriñ ñu baax ñi jaar nañ fi ay kilifa jaar nañ fi ñëpp am nañu fi jaar te tey jii amaat nañ seen réinsertion jëlaat seen vie en main surtout ça j'insiste sur la réinsertion parce que xam nga nit boo defee erreur ba ñu sanctionné la ñii c'est des gens qui ont trébuché man noonu laa ko mën a jàppee c'est des gens qui ont trébuché mais bu ñu génnee dama leen di ñaan li ma leen waxoon ci biir ñu fexe ñu leen fi dugaloon bañ leen fi dugalaat ndax jombul kenn may kontaan encore une fois ci déplacement bi ngeen def parce que lii dafa rëy de ñu mën a yëkkati xaalis bu doy noonu teg ko ci sama loxo ni ma tëddaleen jëndeel nu mu la neexee lu la doy nañu desalu leen ma dara kontaan naa ci wóolu bi kontaan naa ci initiative bi kontaan naa ci déplacement bi ngeen déplacé wu bàyyi seen ite ñëw parce que xam nañu jeeg ak koor dafa métti yaa ngi toog yaa ngi ci waañ yaa ngi ndugg yaa ngi ci njaboot gi yaa ngi ci borom kër yi yaa ngi ci lu nekk kontaan naa bu baax tey satisfaction bi ma am kontaan naa te ba ñu ñëwee ñun ñi ñëw li ñu yaakaaroon ak li ñu gis wute na ba ñu duggee gis nañu ay détenus yoo xamante ni gëm nañu yàlla am nañu diine sell nañ te ñu ngi réccu nangu nattu bi te réccu am na solo réccu nañ nangu nañ nattu bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla génne leen fi te ñun ñi nekk ci biti dugguñu fa yàlla musal ñu bañ faa dugg ndax fii jigéen waru fee nekk maa ngi ñaanal ñëpp encore une fois kontaan naa ci waa Chronique. Fatou fi ma lay fëkkee ci wax bi li nga xamante ni moom moo di longue détention bi lan nga ciy wax parce que il faut que autorités yi ñu ñaax leen parce que bëri na jigéen ñoo xamante ni ñi ngi tëdd longue détention di tëdd 4 ans tëdd 5 ans bis jot ñu jugé na ni la defoo dara lan ngay wax ak autorités yi côté boobu. loolu damay ñaaxaat sax encore suñu député yi nga xamante ni xeex nañ ba jigéen ñi di fa nekk léegi. parce que tey bépp injustice bu jigéen daan dund député yooyu. loolu moo war a nekk seen rôle ñu xeexal ko askan wi parce que nga téye doomu jàmm ne dafa def mu d'accord ni def na nga ne ko da ngay toogu nëgandiku en attendant ñu xool li nga def lan la mu toog di xaar 4 ans 5 ans 6 ans ba 10 ans jugé woo ko ku ne mettiwul dalaa dalul ndax nag koo jàpp ni ko def nga da nga koy wax nag ñaata lay tëdd moom mu xam fu muy taxawee moo gën mu toog di xaar amuñu juge yi wax duñ ci àddu avocat yi parfois nga am ay avocat commis d'office yoo xamante ni maara day taale dañuy doy waar xam nga loolu yëpp mi ngi ci biir te kaso cadre bi moo convivialul cadre bi des naa neex ndax ku sa ñoom sa kër ngay toog fii jigéen waru fee toog nga jàpp ni téye ko pendant 4 ans 5 ans yow dégg ngeen ko yéen ñëpp dégg ngeen ko am ñu fi def 4 ans te ba tey kenn jugé wu leen ci koo xam ne tey ji ku waroon tëdd 3 mois nga tëj ko ba tëjoo ko 4 ans jël liberté am ci loo xam ne atte woo ko na ci nguur gi wax na ci juge yi jóg avocat lu ñu ci mën a wax nañ ko wax et puis ñun jigéen ñi ñu porter le combat parce que ñun tey ay civil lañ mais les femmes qui sont à l'assemblée nekk fa ay député nañu wàññi maquillage yeeg cheveux yi elles sont pas là-bas pour ça xam nga lu ñu war a def xeex injustice yii am ñu xeex ci loolu mooy yoon dëgg nag du romb noppi gaar mi te lii mooy dëgg ji. merci beaucoup Fatou di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndaloon mu nekkoon ci seen émission xew-xew. Camp Pénal lañ ko defee woon bu fekkente ne aussi ñii nga xamante ni ñoom la ñu àndal mën nga am loo xamante ni mën nga ko ci sànni ñu tëj. waaw man je dirais juste kii daanele foofu laay ñëwee. parce que man loolu dong moo nekk li nga xamante ne ni moom a gën a métti muy le fait que ne jigéen ñi di fi def 4 ans wala voire 5 ans ci loo xamante ne ni peut-être def nañ ko wala defuñu ko parce que neexul si xol ñu tëj la benn 5 ans ñëw ne la defoo dara amaana que peut-être sax bu fekkee ne que def nga sax tey mu ñëw rejoindre sa peine du fekk doo ko yëg mais bu fekkee ne que yow da nga ñëw tëdd benn 5 ans 6 ans ñu ñëw jugé ne la defoo dara day métti nañu bàyyi xel ci ñi nga xamante ne peut-être amuñu doole bari na ñoo xamante ne nii ñu ngi dugg kaso peut-être seen moyen wala seen xam-xam wala seen loxo fu mu egg mooy tax bu ñu duggee kaso sax duñ ko mën a toog kon nañu sóoraale ñi nga xamante ne seen loxo demul foofu noonu ñu war leen a mën a jàppale autorités yi nañ waxante dëgg dafa am yoo xamante ne nii ñu ngi siy wax yoo xamante ne nii amul bopp amul génn amul njëriñ nag jot na pour ñun jigéen ñi ñu taxaw pour mën a combattre noonu dugg kaso
nekkul ne que ku bon rek moo koy dugg am na ñu fi dugg defuñu dara te yàlla ku mu bind sa jëbi ne amaana que di nga jaar fii di nga fi jaar erreur mënul ñàkk ci doomu aadama te ku ci nekk ci àdduna ak sa astafirulaa boo attan mais nañu bàyyi di juger ba tax na ku fi dugg rek ñu teg la indexé la benn kii bi que ne da nga bon wala dara ñi fi dugg tamit bu ñu génnee ñu mën leen a xoolee benn bët bi nga xamante ne dinañ mën a am réinsertion ci société bi. surtout société bi yaatal seen xol yi ñu yaatal leen intégré waat leen. merci bañ leen a stigmatiser parce que bu fekkee ne que da nga génn prison rek ñu bëgg la teg fenn fi mooy indi li nga xamante ne ni amaana da nga koy jaaree bon wala nga jaaree fa sànku mais bu fekkee ne que dugg nga prison ñi la war a encadrer la ñi la war a teg say mbokk jàppale la boo génnee ñu jël la dugalaat leen seen biir gën la won ne que ne yow mi mbëggeel bi ñu amoon ci yow moom moo nekk ba tey je pense que ne bu ñu defee loolu rek dinañ leen mën a jàppale man boog sama xol sedd na le fait que ma ñëw partager ak waa Iron Ladies ci seen social bi nga xam te ne ni ñoom lañ nekk di def te man moom bis ni ki tey maa ngi ci biir inchallah merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup di leen jox rendez-vous ci beneen numéro ngeen ànd ak Sister Nita